mbokki yëmbal mbokki Sénégal ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad ñu ngi sant sunuy ñaari wayjur bu baax di sant waa yëmbal bi ñu mayee ñoom waa yëmbal ñu mën a génnee li nekk ci ñun ci wàllu xalaat ci wàllu xam-xam ci wàllu liggéey boobu laa bëgg a taxaw tuuti ndax ginnaaw bi ñu jàngee ba ñëw dafa am jëmm ju baax bu ñu jàngal nan la ñuy liggéeyee ngir askan wi muy maître Abdoulaye Wade ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax. bi may am fanweeri at ma bëgg ngeen déglu ma bu baax borom sabar yi nañ ñu may tuuti bi may am fanweeri at la ma Abdoulaye Wade di jël teg ma ci table conseil des ministres Afrique de l'Ouest ma nekk ministre bi gën a tuut tànk gox bii ñu dëkkee muy yëmbal sud di yëmbal nord di Malika
di Kër Massar muy arrondissement des Niayes ma njëkk fi takk ndombal tànku ministre de la République te Abdoulaye Wade boobu tax daan ma woo palais les dimanches di waxtaan ak man su ma ministre d'État yi daan fekk bureau di génn su ma ko nee mais président dama bëgg bu diw ñëwee nga bàyyi ma dem toog ci couloir bi mu ne ma toogal lii ça fait partie de ta formation kon jàngal na ma lu bari mën naa ni wàllu administration moo ma jàngal lu bari wàllu liggéey moo ma jàngal lu bari ba tax na bilan bii ñu def Abdoulaye Wade la ñu koy déjee ndax juróom benni at nga def lu toll nii te ku ne xam na ni Yeumbeul Sud bokk na ci ñeenti communes yi gën a néew doole ci wàllu budget ci département de Pikine nga def résultat bu doy nii sa professeur moo aay man sama professeur dafa aay te quand je parle de budget ci département de Pikine je prends à témoin suma grand frère Ndiaga Niang mi nga xam ni nekk na maire depuis 96 moom it jàngal na ma lu bare ci wàllu gouvernance territoriale moom ak suma frère Abdoulaye Diop mais dama ni bu dee la mu def rek la saañ ba di xeeñ su ma ñëwoon Yeumbeul defuma résultat ñu ne kii Abdoulaye Wade formé wu ko moo tax ma bëgg ngeen tàccul ma président Abdoulaye Wade ba fa mu toog mu koy dégg. ñu baal ma rek parce que lii dama ko bëggoon a ibbe ndax li tax may wax lii def leen ndànk li tax may wax lii su mbas mi amul woon président Abdoulaye Wade dafa waroon a ñëw fii tey ndax mois de janvier loolu la ma digoon su mbas amul woon bi ma ñëwee wan ko plan yi ni ko président mu ne am ma ne ko sur fonds propres de la mairie conseil municipal bi jox nañu ma seen confiance pour ñu tabax le premier collège de Yeumbeul Sud dani ma indil ma bic ak feuille ñu toog ci salon ma ñëw mu ne ma lii ngeen gis ni ñeenti salle de classe yu waroon jàkkaar loola ak ñeenti salle de classe yi mais boo gisee plan bi bu ñeenti salle de classe yi ñëwoon nii fii genre ruq lay doon avant ngay am cours bi tey bu ñu ko ibbee nii mu jëm ci terre bi président Abdoulaye Wade moo tax moom moo jël xalimaam ak feuille changer ma plan yi ni ma soo koy inauguré may ñëw donc tey mbas mi am ba tax mënul ñëw Yeumbeul moo tax ngeen baal ma il fallait ma tijjee lii ci wàllu politique nag dama bëgg nuyu ñi nga xamante ni ñooy samay mbokki parti démocratique sénégalais dama leen di rassurer Bara Gaye mënul am beneen patron ci politique bu dul Abdoulaye Wade dara feesul sama bët bu dul Abdoulaye Wade dara du kenn du lenn Abdoulaye Wade fees sama bët moo ma jàngal ni ñuy politiquer moo ma jàngal ni ñuy liggéeyee tey bu ñu defee résultat bu mel ni Abdoulaye Wade tax Tafsir Thioye porte-parole du parti démocratique sénégalais su ngeen demee na ngeen yóbbaale loolu li ngeen fi bàyyi woon démb moo fi nekk tey may jublu nag ci sunu mbokk waa Yeumbeul di gërëm le conseil municipal bu baax a baax démb si wàccee kaamil bi dama am benn frère bu ko wax lii du man vision bi man la effectivement ni ma ko suma premier adjoint bi suma nijaay Papa Ndiaye waxee démb faw ma tey suba su bilan bi bonoon kenn du ne conseil municipal Bara Gaye la ñuy wax mais su bilan bi baaxee ñun ñëpp a ko bokk damay toog conseil municipal di leen ko wax ni leen man fu ma dem dinaa ndamu ni je suis le meilleur maire du Sénégal fu ngeen dem ndamu leen nii fu ngeen dem yéen conseil municipal 2014 2020 ndamu leen ni vous êtes le meilleur conseil municipal du Sénégal en termes de performance su fekkee performance ñu ngi koy natte
ci lañu la nattal ci wàllu budget ak la nga def ci résultat sur le terrain jàpp ma ni amul benn maire bu ñu gën a def résultat fii ci Sénégal yeneen maire yi ngeen doon dégg yépp suñu musaana ñëw seeni commune dañu fay fekk mu am collège man loolu daluma dalul Papa Ndiaye dalul monsieur Babou dalul suma directeur de cabinet ñun bu ñu musaana am entrée en sixième fii ci yëmbal dañuy génn dem ci yeneen communes yi jàngi man mii musuma jàngee yëmbal amul kilifa gu nekk yëmbal ku mës a jàngee yëmbal ba amee fi BFEM parce que yëmbal sud am na ñaar téeméeri at ñu ngi soog a am collège moo tax lii nekk lu rëy lii ngeen gis muy bilan bi yëpp amul benn yoon buñ mës a woote ni ñu ngi def inauguration bu mag bii lan moo tax ñu def lii parce que nag dama ni lu ñu doon xaar ñaar téeméeri at yàlla dogal ko ci ñun te nag sacrifice yu metti la conseil municipal bi def moo tax ma leen di gërëm di leen sant lépp yéen la maa leen di gërëm bu baax di leen sant dañu sacrifié wu ndax dañu dajale ay fonds de concours dajale ay fonds propres ngir mën a tabax jëmmal lu mel nii parce que dañu xamoon ni suñu fi defee juróomi at wala juróom-benni at jóge fi te réglé wuñu question wu éducation notamment ci collège on aura failli à notre mission loolu moo tax ñu jëmmal lu mel nii mën na am sama doom du fi jàngee mën na am doomu Papa Ndiaye du fi jàngee mën na am doomu Marème Sylla du fi jàngee mais yéen waa Afia yéen a ko moom d'abord après waa Yeumbeul Sud ñoom soog ko moom donc on aura réglé benn question boo xamante ni question bu datée de 200 ans et ma leen di rassurer déwén incha allahu rabbi danañu tegaat juróom-ñetti salle de classe ci kaw mu nekk lycée El Hadji Mouhamadou Sakhir Gaye de Yeumbeul Sud. alors yéen waa Afia bi ma commencé lii ñu bëri ñëw nañ sama bureau ni ma monsieur le maire d'accord nañ ci li nga def amuñu woon poste de santé yaa ñu ko defaral muy poste de santé Cheikh Sidati Fall alias Pakoti ma tuddee ko Pakoti bi nga xamante ni rappeur la woon yàlla dogal jëf ju baax rek am solo maternité bi nga xamante ni mi ngi ci biir xale bu góor bi fi njëkk a juddoo man lañu ko tuddee te papam xamuma ci aadama xamuma ci aw donc def lu baax rek am solo soxna si dafa génn fii di matu ñu dugal ko fii deful 30 minutes sage-femme yu professionnels yi fi nekk réew li ko mu am doom bu góor papa ji ñëw nii fan la amee doom ñu ne ko fii le lendemain mu génn papa ji ne ku fi defar lii ñu ne ko Bara Gaye ndax ku xam zone bi xamoon ni zone ndox la woon ay baraxa fi nekkoon ay kër yu yàqu et cetera et cetera papa ji ni ki nga xamante ni moo ñu defal lii sama doom jooju moom laa koy tuddee maa ngi toog sama bureau di liggéey ba 17h ñu woo ma ni ma yow tuddee nañ la doom Afia loolu lu ko gën a rëy looloo ëpp 60 millions yi nga xamante ni dugal nañ ko foofu xaalis du dara bi ñu leen defalee lii waa Afia ñëw ni ma kontaan nañ ci loolu kontaan nañ ci centre commercial Al Maktoum bi nga xamante ni yaa ngi ñu koy defaral mais kontaan nañ aussi ci collège bi nga ñuy defaral mais dañoo am besoin boo xamante ni Caaroy Kaw amu ko Yeumbeul amu ko te ñun muy sunu besoin principal ma ni leen muy lan ñu ne ñu école élémentaire amul ci Afia déwén incha allah danañu commencer école élémentaire Afia ñu tuddee ko Baye Issa Fall. donc waa Afia na seen xel dal na seen xel dal conseil municipal bi nag parfois ñu sànni ma xeer ni ma da ngaa ragal waa Afia lu ñëw rek nga yóbbu Afia man leen da ngeen am loo xam ni Caaroy Kaw amu ko Yeumbeul amu ko muy lan espace yi nga xamante ni moo fi nekk te aménagement du territoire bokk ci 9 domaines de compétence yi état transféré collectivités territoriales yi man dama ciy dem ba mu jeex 9 domaines yi ñu état transféré dama ciy dem ba def loo xamante ni bokkul woon sax ci sunuy prérogative état du Sénégal lan moo tax Yeumbeul Sud jël xaalisu boppam wuti partenaire am aussi tabax poste de police et pourtant état la waroon 2014 bi ma faloo laa commencé di bind lettre ministère de l'intérieur ngir ñu defal ñu poste de police ñu ne ñu bokk goo leen ci programmation à chaque fois ñu ñuy xaarloo mais am lu wolof wax wolof nee na ku ñaan ñàkk soo jëndee am ñu dem seeti doomu Yeumbeul muy Demba Ka ma bëgg ñu déglu ko bu baax Demba Ka président EDK Oil
sunu grand la ma dem ni ko li may def ci yëmbal dama bëgg nga dugal ci sa loxo parce que sa papa dafa bokk ci sumay délégué de quartier bi ngay football fii ci terrain central bi ñun ñu nekk ay pupilles ñoo la doon téyel say dal mu ne ma wax ma loo bëgg ma defal la ko ma ni ko dama am ñetti projet yoo xam ni su ma ci paree ci yëmbal wàccoo na ak yëmbal ma ni ko muy terrain central bi danaa ko def gazon synthétique mi ngi ñuy gën di gis incha allahu rabbi danañu lancer fii ak 1 mois danañu lancer appel d'offre bi def ci un peu moins de 200 millions ngir am gazon synthétique bu mel ni Dakar Sacré-Cœur waaye yëmbal dootuñu fi génn naan ñu ngi dem Dakar Sacré-Cœur di football bi fii la ñuy toog di football di louer seen terrain comme tout le monde. alors ma ni Demba am naa xaalisu terrain bi am naa xaalisu collège bi mais dafa am lu ma dese muy poste de police parce que yëmbal sud ak yëmbal nord mënul am lu toll ci 400 000 personnes benn commissariat di leen couvrir ñoom ñaar ma ni ko dama bëgg a tabax poste de police jébbal ko état maag suma directeur de cabinet bi ñoo àndoon lu amul seede baaxul Abdoulaye Sagna Demba laal chèque yéem bëgg ma defal chèque ma ni ko soxlawuma xaalis dégg naa ni am nga entrepreneur tabaxal ñu mu tabaxal ñu jox ñu caabi yi ñu jël ci xaalisu mairie bi 38 millions équipé ko équipement boo xamante ni amul ci police yii ñu wër fii ci arrondissement des Niayes ba pare jébbal loolu ministère de l'intérieur loolu ku koy def jàpp naa ni boo bëggul sa gox xaw ma kan moo bëgg goxam mais li tax ma wax lii aussi te deuxième niveau police bi danañ ko teg parce que poste la ñu am amaguñu bureau buy def passeport amaguñu bureau buy def carte d'identité mais en rapport avec le ministère de l'intérieur dinaa dégager 13 millions 500 ñu teg deuxième niveau mairie bi comme ça ñu jóge ci poste de police nekk commissariat mais li tax may wax loolu aussi c'est pour interpeller l'État du Sénégal c'est pour interpeller le président Macky Sall parce que Bara Gaye dafa bokk ci opposition que li ñuy defal yeneen maire yi nga xamante ni dañu bokk APR duñu ko defal dañoo bokk ci réew mi te yàlla dogal aussi ñeewuñu sunu benn moroomu maire bu nekk APR ce que les maires du Parti démocratique sénégalais sont en train de faire ce que les maires de l'opposition sont en train de faire néew na maire yoo xamante ni ñu ngi APR ñu koy def donc état na yamale séddale bi lii nga xamante ni mooy sunu tali bi war a jaar fii 2012 la ñu waroon defar tali bi ba léegi jaaragul chaque année ñu jox ñu date nee na ñu nag le 15 bi lay jàll nañu ko def parce que ci Sénégal la ñu bokk am na loo xamante ni du compétence u maire yi assainissement du compétence u maire yi voirie du compétence u maire yi sécurité publique du compétence u maire yi suñu bëggoon ñu jëf ci loolu nañu délaisser li nga xamante ni mooy compétence yooyu transférer ko aux collectivités territoriales donc bu boobaa lii nga xamante ne moom la ñu def comme résultat danañu def résultat yu ko gën a mag ci loolu donc loolu laa amoon lu may interpeller le président de la république na tëdde njaaxaanaay na yamale parce que ñun ñëpp nous sommes des citoyens suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm ñoom ñooy contribuer ci li nga xamante ni mooy budget état du Sénégal alors lan tuuti na waaye ci jur gi la bokk ñu ne mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk nañ ñu yamale ak sunu yeneen moroom yi nga xamante ni ñoo yor yeneen commune Promoville foo dem ci yëmbal nool tali yaa ngay jolli ñun yëmbal sud mënuñu am benn tali lu tax parce que Bara Gaye moo fi nekk c'est pas normal ñii nga xamante ni ñoo dëkk yëmbal sud ay responsable lañ ay citoyens sénégalais lañ nañ ñu jox cër bi nga xamante ni moom lañ moom lii nga xamante ni tabax naa ko waruma woon état la waroon parce que ñun njàng mu suufe mi lañ ñu dénk bu ñu demee ba tabax collège ça veut dire que bëgg nañu bien-être suñu population te loolu état la waroon donc ñun defal nañ leen loo xamante ni ñoom ñoo ko waroon a def nañ ñu féete fi nga xamante ni foofu lañ ñu war a féete muy ci wàllu assainissement ku ne gis na coono bi nga xamante ni moom la ñu daj man ak sumay adjoint yi ak conseil municipal bi bii nga xamante ni inondation yi am na xaw na noo dee parce que loolu lu ko waral amuñu ay tali amuñu voirie bu baax amuñu assainissement loolu ay milliards moo koy def état bi ni jël ay responsabilités am defaral ñu li nga xamante ni moom mooy assainissement pour que yëmbal mën a génn ci goutte gi nga xamante ni moom la nekk ci wàllu inondation fi may daanele mooy di remercier tout le monde maa ngi remercier IEF bu Kër Massar parce que lu ma amoon volonté wala ma dajale xaalis pour def ko sama conseil municipal jox ma ci ndigal il fallait que ma am li nga xamante ni mooy autorisation bu jógee ministère te autorisation bi jógee ministère ci IEF bu Kër Massar lay njëkk a jóge
jaar ci IA bu Pikine soog a dem au niveau du ministère. IEF mi nga xamante ni sama adjoint bi Birahim Babou moom moo ko njëkk a wax ak moom bind koy lettre jox ko délibération bi jàpp na ci ni mu ci war a jàppee donc madame Ndiaye ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant. alors doyen Mbodj ak doyen Sarr yi nga xamante ni dañu doon jàppale aussi nekkoon ay directeur école fii ci Yëmbal ba retraité te loolu nekkoon seen mébét muy lan ñu am collège ci Yëmbal Sud yàlla dogal bi ñuy am collège fekk na ñoom ñu retraité maa ngi leen di sargal bu baax a baax am na ay cadeau yoo xamante ni jëndaloon nañ leen ko mais tey ni ñu dugg see loolu moo tax incha allah danañ leen ko jox muy doyen Sarr ak doyen Mbodj donc ñooñu ñu ngi leen di gërëm bu baax. entrepreneur bi nga xamante ni aussi moom bi ñu lancé appel d'offre bi moom moo gagné woon marché bi ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant ci liggéey bu ànd ak qualité bi. leneen li ci des collège bi bu ngeen ñibbee seen kër bu ñu leen laajee nee leen Bara Gaye nee na téeméeri million ak ñaari million la jar téeméeri million ak ñaari million xaalisu mairie du dërëmu état xaalisu mairie Yëmbal Sud may remercier le conseil municipal bu baax téeméeri million ak ñaari million lan moo ko def téeméeri million bi ñuy lancé appel d'offre entrepreneur bi gagné 94 millions et quelques la yamoon mais nit day bëgg lu baax man musuma jàngee ci collège bu am ay carreaux dañuy dale rek ñu dugg ñun suñu collège dañ ci def carreaux ay carreaux lañ ci def musuma jàngee ci collège boo xamante ni dañ koo dalee ay zinc laa jàngee ba am samay diplôme wala ma jàngee ay ardoise sama jarbaat yii war a ñëw fii bëggal naa leen lu baax mais bi ñu demee ba peinture ma gis mbir mi ni mu taaroo ma ni lii am na lu ko war a gën a mën a taaral muy lan ma ni leen pavé bii nga xam ne dafa xew ci àddina nañu jël pavé def ko fi mu rafet tey àdduna ñoo ñuy woo di ñu féliciter ndax taar bi nga xamante ni moom la collège bi am mais pavé boobu su amee dafa am kenn koo xamante ni mu ngi tudd Ousseynou Fall nekk ministère des finances nekk aussi conseil municipal moo am entreprise buy def pavé ma ñëw ma ne ko jàmbaar mu ne am ma ne ko soxla naa 500 et quelques mètres carrés de pavé donc moom mu ñëw bàyyi liggéeyam pendant 10 jours man ak moom gis ngeen ko ci vidéo yi Pape Ndiaye rek moo tegul pavé ñun ñëpp teg nañu pavé teg nañuy pavé bay bëgg a dee lii yëpp ngir permettre xale yi nga xamante ni ñoom ñoo ci war a jàng ñu am benn cadre de vie bu approprié ñu ngi leen ciy gërëm bu baax di leen sant